na ci gune kër gi ne lu fi reer ñu faat ne maam yaa jërëjëf mbokk yi ci ànd bi ngeen ànd ak seen télévision Futur Média seen émission sama kër xam ngeen ne nag bu wàllum inondation mi yi ni mel daal di amee il faut que nit ñu daal di wàcc ci terrain bi ngir xool kon li nga xamante ni moom rek moo daal di xew ci ay cité yu bëri yu nga xamante ni dafa rek daal di am li nga xamante moom mooy mbënn mais dañuy wax toujours après la pluie le beau temps mais fii nag après la pluie fan yi donc c'est le mauvais temps mais aussi c'est les inondations ay problème mu dëkkin ak ay problème yi nga xamante ni moom moo rek daal di tukkee ci wàllum dëkkuwaay fi ñu nekk nag moom mooy cité Cyprès comme ni ngeen koy rek daal di gisee zone bi ñu nekk moom mooy zone bu gënoon a impacté gannaaw taw yu métti yi fi amoon ci week-end bale ñu jàll ba ñu déclenché la ñu dubbee kon le plan Orsec ñëw nañ nag ci partie ñëw nañ ci partie bu cité bi waaye jàppaleen ne ñu ca gën a bari nag am na ñu tànn daal di kon bandonné kër yi daal di dem dëkki feneen le temps que kon problème bi ñu koy rek daal di lijjanti donc am na ñeneen ñu rek daal di préféré toog fi ba léegi di kon dëkk ak ndox mi di dëkk ak jafe-jafe yi di dëkk ak buub bi mais nag ñoom peut-être ci kanam dañ nekk dem gis yi waxtaan ak ñoom xool ñu rek daal di dundee mbir mi peut-être ñu wan leen peut-être en image ce qui se passe fii ci Cyprès gannaaw bu ñu tawee ba pare ba ñu ŋàccee ndox mi waaye ba léegi jafe-jafe yi mi ngi fi rek daal di des. na ngeen def. ça va bien. alhamdulilah ça va bien. dafa mel ni dañoo taxu de dëgg ñi fi dëkk. tudd. man Nourou Faye laa tudd. d'accord waaw si cité bi laa dëkk maa ngi dëkk je suis un voisin de celui-là. mais ñi fi dëkkoon ñi ñëpp dem parce que fii nii kenn mënu fi du nekk. bu tawee moom c'est calamité. ndox bi day yegg si à un niveau boo xam ne c'est extraordinaire day jaar ci porte bi di dugg. ndox mi wàññiku na sax bu baax a baax a baax ndax ay moto pompe lañ mujjoon a moom monté fii di ko ngacc gis nga ko salon yi frigo yëpp yàqu na lépp waa kër gi toxu nañ man donc xam kër kenn mënu fee ñàkk bañ a des ndax bagage yi fi des gis nga ko ñoo ko gisandoo kër yëpp ni son bi yeeg frigo yeeg yëpp bu ma leen ubbiloon fii tey ngeen waaru suñu bagage yëpp yàqu na fi mu nekk nii yëpp yàqu na canal rek moo ko mën a régler canal rek wala boog ñu jox ñu yeneen ñu toxu ñu faneen toxal ñu faneen boog mais lii bi depuis juróomi at ñu ngi koy dund fii juróomi at laa wax ñu ngi koy dund fii 2012 laa dëkk ci kër gi fii mais chaque année ñu ngi dund lu mel ni. ci doy waar mooy que ne ndox bi mu tawee dañ ko filmer woon sax mais dafa wane yoonam parce que fii yoon ndox bi nii la. la solution c'est aussi simple que cela il faut qu'on essaie de faire jaar côté bii buñ ko deful tout le temps dañuy sonal parce que ndox bi day jógee ci feneen ay côté Socabek HLM. di ñëw buy taw bu fekkoon da nga nekk. sa kër ay millions pour bañ a location di daw location ba pare delluwaat ci location jënd sa kër ay millions di daw location ba pare delluwaat ci location te ki la ko teg moom ma ngay teg la ay tànkam kenn gisu ko sax fi mu nekk nii. mais yéen naka ngeen di dundee fii nii xam nga peut-être guus bi ak comme on dit poto bi nekk si bunt bi suuf am na ay suuf yu ñëw wàll si biir cité bi ak ndox mi. foo jaar fii. fu nu fay jaar da ngay jaari nële ci kaw nga dopp ci trottoir yi ba nële nga ñëwaat ci kër. ñu def sax pour ñëw jeex na tàkk yaa ko gisal sa bopp. ci kanam wax naa ko dinañu daje ak kilifa yi nekk kon ca Cyprès ngir ñoom tamit ñu expliquer ñu lii lan moo ko waral. gis ngeen beneen partie wu cité bi maanaam boo duggee rek automatiquement yow si sa gauche li nga xamante ni moom mooy situation bi ndox mi ngi ball parce que ba inondation yi amee foofu moo gënoon daanaka am ay jafe-jafe mais beneen partie wu kon cité bi maanaam boo duggee juste au niveau de ta droite xool leen suuf si déjà fii ku ko rek daal di gis xam ne que kon taw bi kon bari na fi loolu. ça va ñu ngi ziar bu baax a baax mën nañu yegg si sa kër ayca bisimilah kon bomba daal di yegg si da ngeen def geste barrière yi donc tax na donc mënuñu la rek daal di jox loxo peut-être est-ce que mën nga ñu rek permettre ñu dugg sa biir kër pour xool. ah merci beaucoup merci. nawet bi ñëwee moom moo koy réveillé mu commencé di génn si mur yi ak si comment dirais-je si parterre bi yëpp donc fii sax garaawul parce que en général ndox bi du génn bay feeñ si mur bi lay dugg. moo tax mu bu leen gisee mu tooy fu vert nii mais si gannaaw le problème bi nekk parce que gannaaw dafa am benn une grande mare d'eau boo xam ne ndox bi dafay yàgg bu fa yàggee nag il faut mu am fu mu jaar moom moo commencé di dugg si cour bi si gannaaw après naa leen ñu wan ngeen constaté ko cour bi si gannaaw lay jaar commencé di dugg si biir mur yi. gis nga fi ni mu tooyee donc ndox bi tu vois que si suuf
lay jógee ci suuf lay jógee donc problème bi yëpp comme ni ma l'expliqué au début maar bu bi ne ndox bi mënul toog foofu il faut muy jaar ci suuf si di infiltré wu di génn nii ci kii bi. ci mur yi voilà ci mur yi. peut-être ñu xool ma kii bi cour bi fan la nekk fan lañ mën a jaar pour dem ci cour bi. waaw ci kaw. waaw mën nañ jaar ci suuf. mën nañ xool ci suuf ba pare doog a dem ci kaw. d'accord. ginaar gi baax na ci kër gi ne saa yoo ko dàqee wax ci say soxla. donc ndox mi mooy infiltré wu di dugg ci biir cour bi comme ça moo nekk nii. Vraiment, on a désinfecté plusieurs fois, chaque semaine, parce que ça, c'est pas bon même pour la santé. Donc, chaque semaine, nous désinfecté. Mais bon, on nous a dit que pour nous c'est ndox bi mëna dem pour amé ay travaux ñu mëna def ay travaux. ñu xolaale peut-être ci kaw ginnaaw cour bi comme ça ñu tiim un peu voilà waaw léegi leneen li nga xamante ni peut-être kon bëgg naa la ko laaj mooy yow da nga jënd kër gi wala. Non, kër gi nag dama fi loué dëgg yàlla j'ai ma maison à Dakar mais j'ai préféré venir vivre à Rufisque parce que moi je suis de Rufisque et je préférais venir près de mes parents donc loolu moo tax ma ñëw loué à Rufisque. D'ailleurs j'étais à Rufisque mais dans une autre zone mais la zone là-bas à Zac Mbao c'est pire qu'ici fii moo gën fii sax moo tane fi ñu nekkoon à Zac Mbao wax dëgg yàlla moom moo tane. Est-ce que c'est la première fois nga dund fi genre situation bu mel ni depuis. C'est la première fois vraiment dëgg yàlla dama naan dégg rek à la radio à la télé ay inondation mais je n'ai jamais vécu dans une zone inondée parce que à Dakar j'étais à la cité BCEAO à Ouest Foire Nord Foire pardon mais on a aucun problème. kañ nga fi. Fii ça fait juste 3 semaines disons je suis dans ma troisième semaine parce que li tax ma ñëw fi fële ma dëkkoon à Zac Mbao dafa bari woon ndox trop chaque 3 jours on appelle le camion de vidange pour me vider le vidange est à 25 000 ah tiens-toi bien 25 000 francs chaque 3 jours 25 000 francs pour vider je ne pouvais plus. Budget voilà vous l'avez dit. Voilà c'est un budget alors ñu dem xool peut-être ni nga xamante ni moom mooy balcon bi nu mu rek daal di. nappe bi moo nekk nii tout ça c'est de l'eau tout ça il paraît que il faut nawet bi jeex ndox bi dem ñu door a mën a loo fi liggéey bu dee étanchéité wala lu mat doon nga door ko mën def mais tant que ndox baa ngi fii di infiltrer murs yi mënuloo def dara j'ai vu même avec le chef de quartier qui m'a dit que effectivement il faut nawet bi jeex ba ndox bi dem complètement bu ñuy def étanchéité ñu def étanchéité ci suuf ci mur bi te là il faut complètement casser le mur et mettre je ne sais pas le terme qu'ils ont utilisé mais am na benn produit bu ñu ci def boo xam ne ndox bi bu ñëwaatee du dugg ci mur bi bay dugg ci biir kër yi voilà métti na trop. mais dund ak ndox. non dund ak ndox moom wax dëgg yàlla métti na parce que xam nga ndox boo xam ne du dem xam nga mën nga dund ak ndox ndox bi di dem mais amul problème bu fekkee ne tant que ndox baa ngi dem mën nga dund ak ndox mais bu fekkee ne ndox bi dafay des ci kër gi dafay des ci cour bi. wax dëgg yàlla nga war a dund ak moom loolu moom c'est un très grand problème loolu dafa métti quoi dafa métti parce que c'est vecteur de maladie parce que microbe yi yooyu moustiques yi yëpp la ñuy dëkk te il faut désinfecter fi mu nekk nii chaque semaine ma woo ñu désinfecter au moins la cour pour que nit ñi mën dugg ci cour bi weer lignes yi ak yooyu donc. dépense foofee ca Zac Mbao waaye aussi yeneen dépense fii. dama doon daw fële mais ñëw fii mais fii tamit wax dëgg yàlla. lii laa fekk te mënuma ñëw yaa 2 semaines ou 3 semaines ba pare jógaat di demaat ak lii si toxu yëpp dafa metti donc je suis obligé de vivre avec di désinfecter de temps en temps mettre de l'eau de javel mettre du crésil bon léeg-léeg moo am na kuy liggéey ku liggéey comment dirais-je service d'hygiène léeg-léeg mu jaar fi moom peñ guddi doon nelaw il y a beaucoup de crapauds de grenouilles je ne sais pas le terme mais bari na ay mbott trop donc guddi gi moom wax dëgg yàlla da ngay muñ rek da ngay muñ. gis ngeen image yi nga xamante ni wan nañ leen ko ci biir cité Cyprès mais aussi askan mi lu ñu rek daal di wax niveau d'eau bi fu mu rek daal di yemoon ba kon inondation yi amee ñu ngi kon tàmbali di kon daal di ŋàcc ndox mi waaye ba léegi des na gis ngeen fii ñu taxaw si ginnaaw
fii nag normalement moom mooy centre d'épuration bu nga xamante ni Sipres defoon na ko pour rek daal di génne ndoxu taw yi gis nga ba léegi ndox maa ngi fi verdâtre ba bëgg a dee mais nag dañuy wax ne ci suñu jargon bu ñu joxee kaddu ñi nga xamante ni ñoom ñooy askan wi nekk fi ci Sipres doon ñaxtu faw aussi ñu daal di jox kaddu ñi nga xamante ni ñoom ñooy responsable Sipres pour ñu expliquer un peu li nga xamante ni moom moo rek daal di xew fii mais surtout nag joxe ay explication ci ndox mi lan moo tax ndox mi di ball ci ay cité yi nga xamante ni kon cité la yoo xamante ni daanaka kër gi dañ ko rek daal di jënd am na ñoo xamante dañ fi daal di loué lu seer lan moo waral loolu yëpp tey jii nag kenn ci kilifa yu Sipres di monsieur Ba moom nag moom mooy responsable moom mooy directeur adjoint donc bu Sipres. ndoxu taw ak ndoxu usé du àndandoo ndoxu taw dafay walangaat dem fu muy dem ndoxu usé dañ koy dem yóbbu ci station yi ñu traité ko tey nag ndoxu taw bi moo fees ci cité bi ba mënul génn fenn ndaxte fa mu daan génnee tey dafa fattu. eaux usées yi prévoir moo bloqué tey ndax ay construction yu bees yu ñëw taxaw ci kaw yoonu ndox bi tere ndox bi génn cité bi moo tax mu fiy taa construction yu bees yi ñëw indi jafe-jafe ndaxte bi ñu defar tali bi sóoraale na bi société état bi di defar tali bi ñooy defar tali bi moom sóoraale na fu ndox bi jéggee tali bi ci jaaree ko ci suuf waaye fa muy génnee ndaxte construction yu bees yi nekk ci kaw yoon bi tere ndox bi dem bu si kanamee tam nañ dem ba foofu ñu won leen yoon bi yëpp fu mu nar a jaar ba xam ne ci yoon inondation warut mun a am. xanaa kañ buy taw bu dul sax Sipres du am 1 mètre d'eau bu amee 1 mètre d'eau kañ ndox bu dajaloo fu bëri daal di egsi la fii ci cité bi dina taw ba sebet une demi-heure après benn vague egsi vague boobu na walangaat di ñëw pendant 2 jours gis ngeen ko léegi bi mu tawee bërki démb la woon ba tey mu ngi walangaat xam nga ne tawul donc ndox bi fu mu jógee bu jógee feneen egsi ci ñun waaw baax na mun na jéggi waaye na jéggi dem waaye fu mu toll nii dafa mun dem xëy na nguur li ak collectivité locale yi ak société concessionnaire yi bu ñu ñëwoon xool ñoom nañ ut pexe boo xam ne nañ fexe ba keneen du inondé waaye ñun tamit bu ñu inondé parce que du suñu responsabilité bi tey mooy ubbiwaat canal bi ubbi canal bi ndox bi jëm na le fii ndox bi dajaloo ci côté Rufisque di walangaat di ñëw su amee yoon bu mun a jaar bañ a egsi fii dem fa mu nar a évacuer jàmm la waaye bu amul yoon tamit na traversé rek dem waaye bu mu traversé dem autorités yi nañ xool lu ci seen wareef ñu xool lu ñu ci mën a def parce que voie publique la. dañoo ñëw Kër Massar peut-être taw na ba pare mais ba léegi ndox mi mi ngi am parce que gis na à côté naka ngay def ba jaay. waaw man noonu man déggul wolof de. doo dégg. Pulaar. no mbatta ha njeeya. ah c'est ɗo joni ko nini ko mi woni arde ɗo joni yeeya eyyi so yimɓe ɓe gari no faala goɗɗum arde ɓe daro ɗo ɓe noddami ga mi ara mi yeeya ɓe eyyi maanaam si tënk bu nekkee nit dafa bëgg dara day taxaw fii ñu taxaw moom mu taxaw ca bitig ba léegi ñu wax ko moom mu indi marchandise bi ɗum no muusi koy eyyi no muusi moƴƴa noon et puis a yiyal joni client jiɗi ala jaɓude hokkade ga hokkotako ga ha ɗo ɓe ne arde ha ɗo looy def rek yaa ngi si biir ndox bi te ndox mi nekku sax eau de pluie kese parce que lépp a nekk di ball si biir toutes les maladies ñu ngi fii instant bi daal sonn nañu interpellé wuñu kenn ku dul état nag ndax Parcelles Assainies état moo ko yore HLM état moo ko yore bëggoon lu wóor ak lu siir moo tax ñu dem Parcelles. mu nekkoon nag yenn ci askan wi ñu daal di dajal ci buntu fi nga xamante ne foofu la mbënd mi daal di am puisque nag amuñu woon possibilité daal di rek xuus ba ci biir dañ leen di rek dégtal benn extrait bu kon documentaire bu suñu benn naataango di Pape Samba Thiam di préparé ci wàllum inondation bi mu dem ba ci biir xool askan wi lan la ñu rek daal di dundee ñu seetaan ko laata ñuy rek daal di dalal directeur général bu SNHLM mu ñëw ak ñun. ci yenn ci ay leeral. donc ñu génn fii ngay gis ni kër yi ngay gis ni yëpp bagage yaa ngi si biir kër yi ñu tëj
amul benn camion wala benn charrette bu mën a dugg fii si biir ndox mi pour jël bagage yi génne ko kenn ku si nekk seen nga fa nga am sa mbokk wala fa nga yaakaar ne dañ la mën a fat nga génn dem làqu foofu ak say doom bàyyi say bagage li ma gën a métti mooy seen bagage yi ñu bàyyi si biir kër yi yëpp amul benn bagage bu génn si biir kër yi ñëpp a ngi tëj seen i kër tëj seen i bagage si biir kër yi boobu ba léegi nag affaire ñu on parle de plan Orsec ay plan Orsec la ñuy wax ak yooyu mais plan Orsec ñu gisaguñu dara tous. nous sommes des citoyens nous sommes des sénégalais que suñu dëkk la ñu nekk bu ñuy dund lu mel nii war nañu au moins gis suñu maire suñu commune mais ba fii may wax ak yow maire bi mosu fee taxaw massawuñu gis nga suñu kër gi mu ngi nii chaque jour mu ngi nii ndox da ngeen fekk tey ñu pompé ko moo tax mu wàññeeku bi ñu xëyee dañoo xëy fekk suñu fauteuil yëpp di tëmb mu ngi nii gis nga suñu prise dañoo mujj couper courant bu guddee ci lëndëm ci suuf lëndëm moo fi nekk ci kaw la ñuy banku ci kaw yaa ngi dégg mu ngi nii gis nga samay matériel yëpp mu ngi nii caabi waa même kenn wanu la gis nga lii la ñuy dund lii la ñuy dund sama bagage yëpp ci ndox la nekk mu ngi nii man service traiteur laay def gis nga samay bagage yëpp ci ndox la nekk parce que awma en fait fu ma ko def gis nga sama fauteuil yële dafa tooy gis nga lal bii mu ngi patauger ci biir ndox mu ngi ko génne gis nga tu as vu toi-même gis nga cour bi nu mu mel nit mënu cee dund ñàkk pexe moo tax mu ciy dund yaa ngi may dégg parce que mënoo tabax sa kër nga def ci ay millions nga xëy nga bàyyi ko nga dem di taxawaalu tu es obligé nga sauvegarder sa bien. fii mooy quartier Al Azhar moo maam Joon ñoo takkaloo côte à côte ñun lii la ñu dund te gisuñu fi kenn ku fi taxaw. gis nga liñ fiy dund nii metti na torop metti na ba ci kanamu yàlla ñun mag ñi rek ñoo fi des xale yi yëpp rawale nañ leen pour ut fu ñu muccee ci lii nii parce que lii xale mënu ko dund mag rek moo ko mën a dund te ñun mag ñi koy dund ñàkk pexe moo tax ñu di ko dund sinon kon duñ ko dund ndox bi yëpp nangu na suñu kër yi amuñu moyen pour dem man dama am 1000 chance que benn bâtiment bu nekk fii à côté laa mujj gis foofu dugal fa sama bagage nekkagum fa ak sama borom kër parce que mënuma dem bàyyi ko fi nii ci ndox bi moo waral ma des fi ak moom. fii ma taxaw ni nekkoon salle bi gis nga fauteuil yaa ngi nii yëre yi mais daal waaw doy na waar léegi ñu jóge ci salle bi aussi tamit comme xale yi aussi tamit fii moo doonoon seen chambre gis nga fii nii moo doonoon néegu soxna si bon même yenn xam nga lal yeeg yooyu noonu dama ko fi mujj bàyyi parce que mënuma ko génnee waaw. waañ bi moo nekk nii waaw douche aussi tamit ñoo nekk nii amatuñu ci benn accès. xëy liggéey ba wàcc sooy dem fajar bi nii la sooy wàcc ngoon nii la su may xëy butéel laa yor def ci eau de javel pour ci ndox mi dem liggéey su ma wàccee nii laay xuusaatee fii sama kër sama meuble yëpp a yàqu. actuellement nii demaguma ko waaye gis naa ko ci télévision bi li mu mel non seulement ça mais recevoir naa leen population yi waxtaan ak ñoom ñu bindoo konte ci naka la situation bi def ba toll fi mu toll wax nga ko léegi depuis 2004 lañu ko FNH lañ jaayoon amoon ci yéene pour que population Sénégal comme mu nekk suñu mission ñu am ay dëkkuwaay yu mucc ayib moo tax ñuy wax les Parcelles Assainies de Kër Massar kon ñu ngi massawu population yi
ci li nga xamante ni nii dal na ci seen kaw wante di leeral rek lan la ñu def ba situation bi ci egsi fii bu fekkee may nga ma dinaa wax un peu de manière globale ci biir inondation en quelques minutes ci Sénégal parce que yàlla def na ma mën a jàppe sama bopp un témoin privilégié de comment les choses ont évolué à Dakar ndaxte 2005 ci inondation yi mag yi di am ci biir Ndakaaru dafa fekkoon ma nekk adjoint au gouverneur chargé des réseaux administratifs de Dakar de 2005 ba 2009 jamono yooyu suñu tëddee sax guddi mu taw suñu xel xam na ni suba war nañ dem Dalifort war nañ dem Guy Sappo war nañ dem Philippe Maguilène Senghor war nañu dem Kër Massar war nañu dem Tëngéej parce que xamoon nañ ak même triangle sud parce que xamoon nañu situation bi dina am ci côté FR dina am jafe-jafe diggante boobu ak tey nag waxal yàlla xam situation bi évolué parce que état def na ci ay jéego yu am solo ba tey jii su tawee xëy na bërëb yi doon yëpp ba ca Guy Murit ca Tëngéej jamono yi may wax ak yow xëy na am na amélioration état nag day planifier mooy toujours bu ñu daje ñuy defandoo lépp loolu tax na si plan décennal bi ñu ngi wax 764 millions mais loolu il faut nit ñi fàttaliku ni du rek lu jëm ci wàllu inondation aménagement du territoire am na 5,5 milliards yoo xam moom lañ ko jagleel restructuration urbaine ak relogement des populations ñu jagleel leen lu toll ci 483 millions li ñu jagleel gestion eau pluviale ñu ngi toll ci 246 milliards ONAS seq ko ak ADM ak direction bi nga xamante ni moo yore les aménagements et les zones inondables diggante boobu ak tey ONAS li ñu ci jot a amagum ci parce que financement état bay planifié spécifiquement maintenant pour HLM Parcelles Assainies Kër Massar ku wax Parcelles Assainies mooy parcelle boo xamante ni dañ koy borne indi ndox indi courant def évacuation eaux usées ak évacuation en eau pluviale loolu mooy li nga xam ni moom la HLM yéene woon a def mais HLM day évoluer ci environnement global boo xam ne état moom moo ko yore bala ñuy def les parcelles da koy tuddee Parcelles Assainies gis nañu état prévoir na ci zone boobu lu ñuy wax le réseau d'assainissement primaire des eaux usées ak des eaux pluviales dinaa ci ñëw léegi HLM sur cette base ñu defar cité yi am même pour assainissement en eau usée ñu lancer marché ba avance ci lu toll ci 300 millions xam nga entreprise boobu HLM kon amoon na yéene def loolu entreprise bi ñëw na installé wu lii nii mën naa la jox nga xool HLM moo lancé marché pour évacuation des eaux pluviales ba attribuer marché bi pour 700 millions de francs CFA marché bële mi ngi nekk près de 1,5 milliard kon HLM amoon na yéene jël lu toll ci 2,2 milliards pare lancé marché yi attribuer ko ba kenn ki ñu jox ko avance de démarrage wante suñuy liggéey xam nga ñun duñu ni dañuy toog ba nga xamante ni gis nañu ñu soog a def mais comme état prévoir na def fa loolu te xam naa li mu prévoir ba léegi prévoir na ko lii lu ma ko tuddee mooy retard la ci ñu def assainissement en eau usée en eau pluviale parce que ñun yaakaaroon nañu heure bii dinañ am fuñ ko mën a jox tey jii HLM bu ñu joxee avance de démarrage pare entreprise bi mu nee nga installé woon na mais mujjul liggéey parce que amul fu mu sotti ndox mi assainissement en eau pluviale bii loolu moo taxit exécuté wuñ ko kon dañuy masawu population yi mais di leen wax lañu mënoon ñu dolli ci wax d'autant plus que situation bi de 2004 ba léegi la mel noonu dafa nekkoon beneen besoin ci population yi ñu am tali boobu nga xam ne ñu ngi jógee station Kër Massar dem ba Tëngéej pour que zone boobu nekk une zone accessible tali boobu ADM defar na ko mais defar bi mu ko defar aussi indi na jafe-jafe ci ndox mi fu mu doon jaar mënatu fa jaar loolu yëpp nag li koy saafara mooy gis bu état nga xam ne prévoir nañ ko même le contrat plan bi nga xam ne ñun amoon nañ ko gisoon nañ ni état prévoir na loolu te prévoir na ko certainement ba léegi suñu amee fu ñuy déverser ndox mi rek HLM dina mën a ñëwaat
ci assainissement en eau pluviale en eau usée boobu. waaw foofu nag damay delluwaat ne entreprise bi moo ko ci c'est-à-dire mi ngi mel ni tey jii ñu jox la ni la indil courant ci kër entreprise bi ñëw xam ni mën na def installation yi ci biir yëpp mais su paree amul poste transformateur bu mu ko jox kër gi du am courant donc fi mu toll nii tant que réseau primaire d'assainissement bi defaraguñ ko yàq la pour que ngay defar benn réseau d'assainissement secondaire biir que ce soit en eau usée ou bien en eau pluviale. donc ñu xam ne rek du ci coobare assainissement du ci coobare état parce que état nag bu ñu fàttali day liggéey kër soo xoolee li nga xamante ni def nañ ko exécuté barki démb maa ngi dire que ñu séju mais ça a été un plaisir pour moi ñooñu xam nga ñuy jot ci ndox même bu fi yeneen dëkk yi jotul il faut ñoom dinañ jot ndox mu bëree bëri donc état il faut li muy def da koy prioriser toutes les populations sont d'égale dignité mais nag bu dul woon la situation exceptionnelle bi nga xamante ni am na ren xëy na bërëb yu bëri yoo xamante ni am nañu ndox duñu am ndox donc tey jii ñu ngi am yaakaar que ni le président de la république ni mu ko defee feneen ak feneen bërëb yu bëri ma tudd leen ci lu ma dund man entre 2005 et 2009 ñu daan am ndox te amatuñ ndox la même chose incha allah dinañ lëkkale intervention état intervention SNHLM ñi ñaan li nga xamante ni population Kër Massar ñu ngi koy dund tey dootuñu ko dundati ak ñu dund. gis nga soo demee ci dëkk yu mag yi pour wala montagne bu doon contrainte pour ñu mën ko def ce quoi donc li SNHLM bu doon rek def foo xam ne kenn prévoir ko benn assainissement ku war a dëkk foofu dañuy ne bu ci dëkk parce que soo ci dëkkee ndox mi dala fiy fekk mais justement SNHLM jëloon na les dispositions pour que foofu naam une partie xur la mais comme li ñu waroon a def ci installation pour l'évacuation des eaux pluviales sóoraale woon nañ loolu moo tax nekkul woon contrainte pour que foofu ñu def ko ay dëkkuwaay mais jafe-jafe bi ñu am après mooy que ni la ñu planifié woon dafa faussé délai yi nga xamante ni si lañ ko waroon a def délai yooyu dañoo allongé wu moo tax xëy na réseau bi defaraguñ ko mais loolu nekkul woon jafe-jafe pour que ñoom ñu mën leen a def foofu bu nekk dëkkuwaay. ñu ngi leen di masawu bu baax a baax a baax recevoir nañu leen waxtaan nañ ñoom ak ñoom waxtaan bi mel ni bii nga xamante ni waxtaan nañ ko tey sax du ma nëbb ni invité woon nga ñu pour ñu dem sur le site mais dañ doon bañ mu indi jaxasoo parce que nit ñi bu fekkee xamuñu la xew amaguñu leeral li nga xamante ni leer na ci seen bopp xëy na boo fa demee déglu bañ la war a déglu duñ la ko mën a déglu mais incha allahu taala wax nañu ak ñooñu ñu leen non seulement dinañ ñëw ànd ak ñoom buñ demee ba expliquer population yi ñu àndaat ak ñoom ñëw non seulement massaw leen luñ leen mën a accompagner aussi ñu accompagner leen ko loolu prévoir nañ ko di ñaan yàlla situation bi nga xamante ni ñu ngi koy dund te xam nañ ni métti na loolu lii kuy wax ni méttiwul mooy dunduloo ko wala gisuloo ko mais sa robinet rek ubbeeku guddi yàq sa néeg di nga jafe-jafe bi may indi rawatina nag ñoo xamante ni une partie dañ obligé génn suñu dëkk gën dëkk bi feneen kon ñu ngi leen di massawu tey xam ni comme ni ñu ko mujjee def waxee ak ñoom ñun ak ñoom ñooy ànd ñun déjà saisiraat nañ le ministre en charge de l'eau décrire ko difficulté bi defal ko historique bu mbir mi ñu ànd ensemble ci solution te am nañ ci yaakaar bu baax a baax. voilà ci waxtaan ak directeur général bu SNHLM nag la ñuy tëjee émission bi tey jii émission bi itamit ñu tëj ko ak image yu métti yu doy waar ñu rek daal di jëlee foofee kon ca Kër Massar mu am nag ay diggé yu bari yu nga xamante ni jël nañ ko pour rek daal di matal bu baax a baax lu jëm nag ci wàllum assainissement bi daal di koy lijjanti waaye nag danañu xool fan la wànnent di mujj ak yi gëtëm di leen gërëm bu baax ci seetaan bi di leen jox dig daje beneen yoon incha allah. Samaker